ñëw si lan moo tax ñi topp Ousmane Sonko ànd ak moom ñii ñoo topp Ousmane Sonko te yaakaar naa kenn du ko weddi lii moom kenn du ko weddi nee benn la jeunesse ñu ëpp si réew ëpp si doole gën seen njaxlaf di yaakaaru ëllëg ñoo ànd ak Ousmane Sonko mooy ndaw ñi danaa waxu tax diaspora bi sénégalais yi nekk bitim réew di liggéey daan seen doole di andi seen njaboot ñu si bari Ousmane Sonko lañu àndal mu neex ak mu naqari ku nangu ak ku bañ sama wax ji ku mu saf ak ku mu soof loolu moo am ñetteel bi jigéen ñi bari ñu woon de mais gars yi seetlu ngeen ne jigéen ñi léegi ñu ngi bari même artistes yi animatrices yi suñu tante yi suñu jabare suñu yaay man de bokkuguma Pastef wax dëgg yàlla waaye sama jabar nee na Pastef la man sama jabar nga xam ne maay kilifaam fu ma ko joxoñ daf maa war a topp moom nee na day toog ma koy xalaatal lu ma ko wax mu def ko te yàlla tax waaye nee na ma duggagoo Pastef waaye man maa ngi si Ousmane Sonko man nag lu tax mu ne ma Sonko ma saf kii dafa dëggu kii jàmbaar la kii ku jub la ma ne ko soxna si Ousmane Sonko du sa kilifa de maay sa kilifa de mu ne ma waaye bàyyil ma ànd ak moom rek ma ne ko d'accord kon jigéen ñaa ngi ñëw danaa wax lu tax sëriñ si xam nga sëriñ si ñu bari dañoo tëdd njaaxaanaay mais ñu si bari seen xol yi Ousmane Sonko si nekk danaa wax lu tax ndeysaan sëriñ Mansour Sy Djamil sama sëriñ boobu sëriñ Mansour Sy Djamil sëriñ Moustapha Sy Djamil radiyallahu anhu mooy baayam di taawu sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu nee na Ousmane Sonko est très intelligent machallah très compétent machallah très brillant il maîtrise l'ensemble des dossiers qui font l'objet de traitement à l'Assemblée nationale ndeysaan sëriñ Mansour Sy Djamil waxuma la nekk nitu yàlla yem si de mais daa simmi jàllaabe nitu yàlla jàllaabe sëriñ di sol costume ak chemise ba mu jotee il a travaillé pendant 27 ans à la Banque islamique de développement qui est l'institution financière internationale la plus prestigieuse du monde islamique Sorbonne la jànge yii moo dàq jàngaay su làkkee anglais nga ne cum su làkkee français nga ne cum su waxee alquran nga ne cum su làkkee arab nga ne cum su waxee waxu nit yàlla nga ne cum su waxee politique nga ne cum kookoo seedalal ci Ousmane Sonko te gars yi na ngeen déglu ñuy def seede ci Ousmane Sonko na ngeen déglu ay professeur Cheikh Omar Diagne ak ay Mody da ngeen déglu gars yooyu noonu ay borom yi xam-xam ñu jub ñooy def seede ci Ousmane Sonko xam ngeen lu tax ku baax mën a ràññee ku baax ku jub moo mën a ràññee ku jub waaw dafa am solo su ngeen gisee ma sonn parce que jeunesse bi laa bañ ñu détourner leen damay bañ jeunesse bi ñuy guux seen xel damaa bëgg ñu xamal seen bopp ba pare def seen choix loolooy am moo tax étudiants yi ak élèves yi nañu bàyyi xel bu baax li may wax léegi nag ma càmbar ko damay tàmbalee ci kilifa diine yi xam ngeen lan moo tax de plus en plus kilifa diine yi di yokk seen cofeel ci Ousmane Sonko lenn rek la du ñaar lu ñett lenn la jub waaw xam nga nitu yàlla daa bëgg ku jub moo tax Serigne Habib Sy di doomu Alaaji Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu keroog bi Sénégal di jooy naan ay su fi Alaaji Abdou nekkoon wax na ak assemblée nationale wax ak gouvernement bi wax ak justice wax ak syndicat yi wax ak ndaw ñi wax ak jigéen ñi wax ak politiciens yi dëgg la noonu la ko daan defee waaye keroog doom wax na te su doom waxee moom moo wax moo tax keroog le porte-parole des émissaires des familles religieuses sax doomu Alaaji Abdou la sëñ Mansour sëñ Habib dafa wax ne na ñëpp dal bu ñu saaga bu ñu xas bu ñu ŋàññ bu ñu yàq waaye buumu njaam bi ñu lëmas suñu baat na ko ñëpp dog kilifa diir moo ko waxin la moo tax gars yi bu leen kenn provoqué gis ngeen léegi manifestation bi si rajo yi la
ci télé yi ci site d'information yi ci réseaux sociaux yi def leen ay tey débat étudiants yi nekk université def leen ay tey débat def leen ay conférence def leen ay ateliers de réflexion dans les quartiers def leen ay massification di wax ak nit ñi ñu xam lan mooy le programme de redressement de la gouvernance et de développement durable que Ousmane Sonko porte. Man maa leen ñaan loolu man mi nga xam ne ànduma Ousmane Sonko ci politique bokkuma Pastef man maa leen ñaan loolu xam naa tax ma wax leen loolu sinon dañ leen di provoquer ba pare jiñ leen ay terroristes andi problème mu ethnie ci Sénégal yàq Sénégal bu leen ko nangu demee leen xel ak xam-xam ak njub dégg ngeen kilifa diine yi dañoo bëgg ku jub tey jubal dañoo bëgg ku am xam-xam te xam-xam ba sell dañoo bëgg ku am jom moo tax bi ñu gëstoo ci parcours Ousmane Sonko méngale ko ak discours bi effectivement un homme politique c'est un discours et un parcours ñu xam ne nag 1960 ba léegi neenu ñu am ko mel nii waaw même soo àndul ak moom te gars yi parfois am ñuy méngale Mamadou Dia ak Ousmane Sonko est-ce que xam ngeen ne bi ñu libéré Mamadou Dia gannaaw bi ko Senghor tëjee daanaka ci at yooyu la Ousmane Sonko juddu tettal la maa leen ko wax maanaam bi ñu libéré Mamadou Dia ci la yàlla juddal Ousmane Sonko pour war na ne làq ngeen Mamadou Dia jant bi waaye dana màgget ba dee am kenn ko juddu def loo xam ne dañu ko mën a yàqal incha allah te li ma gëm mooy ko nar a yàqal yaa si yàqu parce que coow li bàyyi na dégg naa sax benn kilifa naan non Ousmane Sonko moom na génn xelam si élection présidentielle 2024 ma ne ko waay yow mbaa di nga fekkee 2024 yéene néeg la boroom a say fanaan su matul moom du fekkee 2024 man mi di wax ak yéen wóoruma ndax danaa yendu wóoruma ndax dinaa dee balaa vidéo bi di jeex ndax sama bakkan bi si loxo yàlla nekk yow ngay toog naan 2024 li yàlla bëgg mooy am li gaa yi bëgg du am dégg ngeen ma dem si jigéen ñi xam nga tax jigéen ñi bëgg Ousmane Sonko ndax jeunes yi ñoo dem seeni yaay seeni jabar seeni tanta seeni bàjjan seeni maam ne leen hee su ngeen bëggee réew mi soppiku jaar yoon ba ñun ñii li ngeen amul woon ñun ñu am ko ànd leen nag ki ñu àndal mooy Ousmane Sonko moo tax yaay yi bàjjan yi tante yi soxna yi mag yi rakk yi cousine yi ànd ak Ousmane Sonko wax nañ dëgg xam ngeen lu tax diaspora bi ànd ak Ousmane Sonko parce que ñoom dañoo tukki xam ne la ñuy wuti bitim réew su amoon Sénégal du ñu fi génn xam nga dem bitim réew si neige bi sedd bi mu metti ñi am këyit ñi amuñu këyit di yónnee ñu lay tabaxal kër di la takkal jabar am nañu takk jabar juróomi at gisuñu seen jabar man am naa benn étudiante boo xam ne nee na juróomi at a ngi gisul jëkkëram mu ngi bitim réew ba mu tukkee lañ ko may waaw wax na ma ko te am na ñu may jabar ñu ñëw joteeg seen jabar dellu seen doom juddu bay dox gisuñu ko WhatsApp rek dafa metti ñooñu dem bitim réew gis réew yooyu ni ñu tabaxee seen réew ba ñu am koom-koom te xam ne ñoom dañuy ñëw suñu réew jël suñu alal dem yóbbu ko di leen ko joxaat ñoom ñu xam ne suñu defaroon réew mi nañ ko war a defar ñoom duñ soxla tukki moo tax le discours de Sonko le parcours de Sonko et le projet de société de Sonko ak ñi mu àndal dafa séduire la diaspora loolu mooy dëgg parce que li Sonko di oote dafa méngoo ak ñoom li ñuy dund te mooy dëgg lan moo tax ñoom ñi nekk bitim réew tubaab yi ñëw di ñu nax di jël suñu alal te ñoom la ñuy uti lu si bari daanaka fii la jóge Sénégal am na or am nañ géej jën yu baax am nañ jant am nañ àll am na ñu am xel am na ñu am xam-xam ñu xarañ am nañ ay ndaw am nañ ay jigéen am nañ ay nitu yàlla am nañ gaz am nañ pétrole am nañ fer am nañ zircon am nañ phosphate am nañ gerte am nañ fruit am nañ légume suñu suuf nangu na laa ilaha illa allah ba tey mënuñoo développé gars yi jugu leen waaye
dugg leen bu leen ko nangu bañ leen ku leen bëgg a détourner lii ma lay wax nii mooy dëgg te yéen a ma ko gën a xam loolay dëgg. léegi nag ma dem si boroom xam-xam yi. Beaucoup d'intellectuels de ce pays soutiennent Ousmane Sonko discrètement man maa leen ko wax waaw waxati naa bind leen lu ma leen wax bind leen ko. Beaucoup d'intellectuels de ce pays soutiennent Ousmane Sonko et la plupart d'entre eux le font discrètement. xam ngeen lu tax parce que soo dee intellectuel si biir réew mi suñ xamee ne ànd ak ñoom dañ lay liquider dañ lay faagaagal. xanaa xamoo leen man mii mën naa dawal sama oto ba si yàgg ñu saboté ko ne damaa accidenté fekk dañ maa kil mën na ñoo jël drogue ak yamba def ko sama oto de man trafiquant la mën nañ kidnappé sama doom mën nañ maa mystique mën nañ maa accusé de viol def ma lu ne réew mi bugguñu ko baax moo tax intellectuel yi di làqatu ñu bari am nag ñuy waxal ñeneen ñi c'est ça la vérité parce que intellectuel yi dañoo xam ne li Ousmane Sonko di oote ak waa Pastef loolu moo méngoo ak ñoom seeni gisin te noonu la réew mi war a doxee moo tax ñu koy jàppale. te su ngeen seetloo gars yi nag neexu ba neexul nañ ko nanguwaay Pastef amul tuune de man bokkuma Pastef mais je reconnais l'entourage de Sonko non ay cadres supérieurs ñoo fa nekk. De l'administration comme du secteur privé moo tax même bi ñuy def seen opération de levée de fonds bi gars yi def nañu lépp pour faqatal leen on a même menacé de dissoudre Pastef gis ngeen de non vraiment dafa neex quoi waaw moo tax bëgguma kenn liquider ko quoi waaj dafa baax si réew mi macha allah Ousmane Sénégal bëggoon naa mu am junni Ousmane Sonko de ni ma bëggee mu am ay Youssou Ndour ay Serigne Mboup ay Bougane Gueye Dany ñooñu maanaam homme d'affaires yoo xam dañuy créer ay emploi ay self made men noonu laa bëggee ku mel ni Ousmane Sonko dafa am solo am nañu naan Ousmane Sonko mooy espoir Ousmane Sonko du espoir rek il est le porteur d'un espoir boobu mu ngi si man mënoon naa ko porter waaye moom la ko yàlla baax mu ngi si entourage Ousmane Sonko mu ngi si gars yu bari nekk si biir réew mi ba si kilifa diine yi waaye moom moo ko incarné avec son courage moo tax il faut le protéger je vous invite à protéger Ousmane Sonko man maa leen ko wax et je sais de quoi je parle c'est un patrimoine national ne laissez personne le briser oui dans la discipline dans la sérénité dans le calme en menant des actions pacifiques mais de manière ferme intelligente, organisée et coordonnée. bàyyi leen ñeen ñu taal dëkk bi ku ko nar a taal yaay tàkk ñun nañu taal xel yi les cadres supérieurs mais gars yi est-ce que xam ngeen ne il y a beaucoup d'agents de l'État yoo xam ne ñu ngi liggéey ci nguur gi Ousmane Sonko la ñu àndal xam ngeen lu tax parce que dañoo nekk ci biir système bi waaye bokkuñ système bi war a màbbal système boobu noonu Ousmane Sonko fël di ko incarné ñu ànd ak moom ñii fës nañ ñii fësuñu waaw j'en connais ñu bari te ñi ànd ak Ousmane Sonko di ko nëbb du sax nëbb sax waaye dañuy moytu rek moo ëpp ñi fësal moo tax nañu moytu nañu bàyyi jàmbur réew mi nekk ci jàmm nguur yàllaa koy joxe te nag wax dëgg yàlla Ousmane Sonko baax na sim réew waaw baax na sim réew man lu mën a def sama yoon nekk ci dégg nga xam ngeen lu ma intéressé il est très intelligent il est très compétent il est brillant il est intègre il est honnête il n'a jamais volé il n'a jamais détourné il n'a jamais été escroc il n'a jamais corrompu il n'a jamais été corrompu te nekkoon na fa gaayee tubbe ay milliards dama koy répéter loolu la dugg ci xelu jeunes yi seen alal yi saax-saaxee ba tax amoo leen xëy sonn Ousmane Sonko dafa nekkoon fa nga xam ne mënoon na ci tubb mu yomb ci moom mu ne maa lànk seet naa sama digganteeg yàlla xool naa éthique xool naa déontologie waaye di ci jiitu mooy xool naa sama bàmmeel kooku ko joxum réew dana ko defar c'est ça la vérité
Sénégal mënoo nekk un fonctionnaire de l'État am téeméeri oto téeméeri kër yor passeport diplomatique say doom di tuxi yàmbaay tuxi drogue def ay overdose ngay fontoo nit ñi loolu mënul nekk. ngay liggéey di fayeku may liggéey di fayeku dàqoo ma jàng ëppoo ma xam-xam gënoo bëgg réew mi ëppoo ma job xëy suba nekk benn multimilliardaire Ousmane Sonko nekkoon fa gaa yi defe noonu mu lànk seet yàlla nekkoon poste boo xam ne su ko neexoon heure bii mooy ëpp xaalis Sénégal mais kooku ngeen duñ ko jàppale mais dem xamante nañ de léegi na ma ñëw si jeunesse bi. Et là, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux jeunes élèves et étudiants. Élèves yi étudiants yi bu kenn lëndëmal seen xel yéen da ngeen a jàng xam ngeen ne mbir mi ni mu war a doxee wàllu njàng wàllu faj wàllu cosaan ak aada wàllu tàggat yaram wàllu koom-koom wàllu dem ak dikk su ngeen bëggee génn am liggéey bu baax am mérite Ousmane Sonko li muy wax dëgg la. Vous êtes des milliers à avoir obtenu vos diplômes et vous n'avez toujours pas pu intégrer une organisation. Yéen jeunes yi bis bu na ngeen jàng am seen diplôme gis benn politicien boo xamante ne du dara nekk si koñ bi di sol yére yu rafet gaare oto parce que politicien la yow nga jàng ba am say diplôme 6 ans à l'école élémentaire 4 ans au collège muy 10 ans 3 ans au lycée muy 13 ans pour am licence nga yokk ci 3 ans gars yi est-ce que xam ngeen ne pour am licence il faut étudier pendant 16 ans pour am master 2 il faut étudier pendant 18 ans nit jàng ba am diplôme maanaam si ku master redoublé gis benn politicien boo xam ne lu mu wax du dëgg naafeq la sàcc la wurujkat la bëgg la féete kaw bu leen ko nangu. Il faut que loolu ñu soppi ko te Ousmane Sonko su ngeen ko xoolee di ngeen xam ne la muy woote dëgg la. jeunesse bi ñu si bari dañoo juddu entre 2000 ak léegi wala dañoo juddu entre 80 ak léegi xam nga 1960 ba 1981 président Senghor moo fi nekkoon 1981 ba 2000 président Abdou Diouf gars yi dañoo ñëw. xool tamit fukki at ak ñaar yi fi président Abdoulaye Wade nekk ñu jàngat système bi xam ne ña nga xam ne ñoo tolloo woon ba ñu am indépendance dañ ñoo raw ba man ñoo may am ñoo xam ne ñoo leen rawoon dab nañu ba raw ñu ndax lan anam bi ñu yore suñu réew moo tax ndaw ñi ñoo mujjee judd te ñi mujjee judd dañoo bëgg mbir mu soppeeku xam ngeen lu ñu bëgg mu soppeeku mooy nga toog ci quartier bi am jom war a am méritu bokk ci ñi defar réew mi benn waaye romb la yor téeméeri oto tabax téeméeri kër mook njabootam te yaa leen ëppale lépp lu baax fan la tegu yéen ndaw ñi dama leen laaj lan mooy ndayu seen yaay sonn seen papa sonn seeni maam sonn seeni tàntaaki bàjjan ngeen am jom jaar fa ngeen war a jaar ba war a bokk ci ñi defar réew mi benn waaye def ay mitigam politique xëy su bëggee oto yi du jeex ay tool ay kër wala nit koo xam ne chômeur la il ne travaille même pas yor xaalis Sénégal ngay gis chômeur buy tabax kër Sénégal ngay gis chômeur buy dawal 4x4 Sénégal ngay gis chômeur bu am ay immeuble Sénégal ngay gis chômeur buy sol lu rafet lu mu soxla faj ko te kenn xamul fu muy jëlee xaalis sama genre gi nag ak seen genre gi di liggéey ba dee ngeen ne loolu du jeex suñu bakken lañ ci teg incha allah même suñ ko fekkewul suñuy doom ak suñuy sët fekkee ko loolooy dëkk donc il faut que loolu jeex ci réew mi sama gars yi tey loolu laa ne woon dama koy partager ak yéen xam ngeen ni ci kanam équipe nationale du Sénégal dafa war a jongante ak Congo te tey la àjjuma adatul juma beeg yeneen yi ñi war a dem week-end et cetera donc da ngeen may baal ma yemale ko foofu gars yi affaire bi na wër àdduna parce que nit ñi dañu war a xam nañu taal xel yi waaw nañu taal xel yi na xel yi tàkk su xel yi tàkkee rek gars yi xam am dëgër laay bàyyi leen ak seen yi tappale yooyu
ñu ñu yor réew mi insha allahu taala yàlla na sunu borom subhanahu wa taala sàmm ñu aar ñu suturaal ñu te defar réew mi ñi bëgg a leeral yàlla na leer wàcc ñoom ñi bëgg a lëndëmal yàlla nañu lëndëm ñoom ñi bëgg a defar réew mi yàlla nañu jaare foofu defaru waaye ñi bëgg a taal réew mi ñoom yàlla nañu tàq ñi bëgg a yàqal ay doomu aadama ñoom yàlla nañu yàqu boroom xol yu iñaan yi soxor yi na ngeen bàyyi ak yàlla ñi ñu dugal ci bureau ñu war a liggéey ngir askan wi dunde seen salaire jël milliardu réew mi yëpp aaki moo ko na ngeen bàyyi ak yàlla nañ leen dem rek insha allahu réew mi yu bari dana soppeeku nit nag su dee baadoo la su jubee gàccaam du arrière ndaw faw mu yegg fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu